mbokk yi Ousmane Sonko ngi noonu génn na fii ci hôpital général Idrissa Pouye ex-CTO ñëwoon seet si maladie comme ni nu ko waxee mënuñu woon agsi ci biir nag ngir xam exactement lan moo fa xew waaye fi mu ne nii nag mi ngi noonu nag moom président Ousmane Sonko génn na ànd ak protocole am voilà donc bëgg nañ xam réellement ndax dina mën a adressé wu à la presse mais pour le moment nii nangu ñu ngir Ousmane Sonko jël kàddoom kon ñu fàttali leen tey mooy première sortie am gi mu def ginnaaw coow lii nga xamante ni ñu ngi koy jiiñ viol donc premier waaw Sonko ngi noonu waaw génnee na bopp bi génnee na bopp bi un message voilà donc Sonko ngi noonu voilà donc bañ na wax ak presse bi ñu ngi koy laaj ngir mu def message mais pour le moment ni defu ko donc mi ngi noonu ànd ak protocole am ànd ak garde corps yi ñu koy escorté Ousmane Sonko këram pour la première fois ginnaaw bi coow li bëre ñëw fii ci hôpital général bu Grand Yoff ñu koy tuddee hôpital Idrissa Pouye ex-CTO kon fi mu ne nii mi ngi noonu di continuer ànd ak cortège bi donc yéen a ngi en direct sur Sénégo depuis bi yëf yi tàmbale nangu nu fi mu ne nii manque benn yoon xew-xew yi nga xamante ni moom moo jëm ci dossier am bi donc Ousmane Sonko mi ngi ci biir oto bi ñu ngi koy tàllal micro mais nangoogul prononcé wu protocole baa ngi noonu nag di ànd ak moom. voilà ñu leen di fàttali fi mu ne nii nag yéen a ngi en direct sur Sénégo fii ci Grand Yoff hôpital Idrissa Pouye ex-CTO fa la Sonko ñëwoon jotuñu àgg ci biir nag waaye mu génnee ñu ngi noonu di leen woon image yi actuellement situation bi moo fi amagum oto gi fan la jëm ndax day dellu këram wala du fa dellu nu ngi nii ànd ak cortège bi ngir xam réellement mbir yi nu mu tëddee. ñu fàttali leen ni Sonko def na premier déplacement am tey mu di première sortie ginnaaw coow li jëm ci présumé viol gi nu koy jiiñ diggante mag soxna Adji Sarr nekk masseuse ci salon googu di Sweet Beauté ñu fàttali leen ni tey nag propriétaire salon bi soxnaam propriétaire salon bi soxna si borom këram dem na ñu auditionné ji ko audition bi nag ni mu tëddee mooy sànq rek am nañ ci ay xibaar yuñ ci jot am moom nag seede na ni wax dëgg fa yàlla déggul benn bruit guy wane ni mën nañ jàpp ni viol amoon na fa. deuxième masseuse bi tamit moom pareil moom itamit nee na jàppul ni lu mel noonu waroon na fa am ndax déggunu benn bruit wala déggunu dara loo xamante ni dafay mën a firndeel ni li ni mel viol googu ñuy bëgg a jiiñ Ousmane Sonko leader Pastef jiite parti patriote bi moom def na ko. kon tey nag def na première sortie am fan la njëkk a dem fii la jëm ci hôpital Idrissa Pouye ex-CTO fa la ñëwoon jotuñu àgg ci biir ngir mën leen wax li nga xamante ni moom moo am ci biir réellement waaye bi mu génne yaakaaroon nañ ni xëy na dina sànni quelques kàddu par rapport ak déplacement gi mu def tey jii nii wala tamit par rapport ak situation gi nga xamante ne ni am na te ñu ko ci tudd ci mbirum viol bi comprendre nga waaye nag teewul nag pour le moment nii daal ñu ngi nii ànd ak cortège bi ànd ak délégation am ngir xool fan la ñu nar a jëm ak moom dee dellu këram am déet waaye pour le moment yéen a ngi noonu à temps réel di suivre cortège Ousmane Sonko bi. waaw gars yi bu ñu taxawee rek foog ma wàcc de. kon ñu ànd xool actuellement nii oto bi xaw na bloqué taxaw na ndax itam yoon bi nag dafa xaw xat voilà yoon bee xaw xat nu jéem a xool actuellement nii lan lañ mën a amaat fii comme réaction oto Sonko baa ngi noonu. jusqu'à présent mi ngi ci biir oto bi voilà. président ngi noonu oto baa ngi nii ñu jàkkaarloo ak moom waaw président de yaakaaroon nañ ni sànq dina sànni kàddu waaye génnee na loxo bi saafonteeg soutien yi nga xamante ni xëy na ñëw nañ taxawoon ci bunt bi ngir jàppale ko xam nga li ma la wax donc maa ngi nii di yëg ci 4x4 bi ngir jéem a xool
voilà ni may jéem a amee ay voilà kon xaar ma jéem a jàll ci biir. ni ma teel. dafa réer. pression bu metti daal lañ fi noté. génn Ousmane Sonko bi. merci beaucoup. voilà. ci ginnaaw nga nekk. voilà ci ginnaaw la am na micro bu am na micro bu voilà. borom micro yi il faut ngeen ñëw ci ginnaaw quoi. ma xool. jàll ci ginnaaw. waaw kon baax na. voilà donc circulation moo ñu fi xawatee ñu ngi toll ci booru marché Castor jóge nañ hôpital général bu Grand Yoff bi hôpital Idrissa Pouye ex-CTO ñu ngi nii ànd ak cortège président Ousmane Sonko pour le moment ni nag circulation bee xaw a bloqué ba tax na sànq yaakaaroon nañ ni waaw yàlla dogal na entre temps jotul joxe kàddu génne na loxoom nag ree tàllal loxoom nag ñi nga xamante ne nii ñoom itam bi nu yëgee ni président déplacé wu na ñëw nañ koj ko buntu hôpital ba ngir saafonteeg moom fet digganteeg moom cofeel gi ak succès gi ndax jàpp nañ ne fi mu ne ni président Ousmane Sonko li nu koy jiñ takkewu ci dara. waaw li koy gën a firndeel tamit mën nañu ko wax ni ki moom salon bi borom këram auditionné nañ ko waaye moom itamit la mu seede rek mooy jàppul ni ñu ko jiñ wala lenn luy nduru ni viol am na. masseuse tamit mooy ñaareelu masseuse bi tamit loolu la seede kon fi mu ne nii nu jàpp ni ba tey daal voilà kon oto baa ngi avancé nànk-nànk ñu fàttali leen ni ñu ngi zone Castor bi ba tey génn guñu zone Castor bi parce que circulation gu métti moo fi am oto baa ngi bloqué président Ousmane Sonko mi ngi sunu ginnaaw ak otom topp cortège bi ànd ak sécurité am ànd ak protocole am jotagul sànni kàddu nag jotuñu am accès ci biir ngir xam li fa xew waaye fi mu ne yaakaar nañ ni du ñàkk dina wax ak ñun fi la ñuy àgg waaye ñu ngi ci yoon bi ba tey ak délégation bi ak cortège bi fu mu romb nag nit ñi ñu seede nii fi mu ne nii ñu ngi génnee seen i loxo di ko tàllal ñenn ñi ñu ngi àgg ci otam di fedd seen soutien di jàpp ni daal wax dëgg fa yàlla ñoom tey lañ ko gën a jàpp tey lañ ko gën a jàppale donc voilà ñu ngi jaajëfal policier googu noonu di ñu yombalal fi mu ne nii mobilité bi ci circulation bi ñu fàttali ni tey mooy première sortie président Ousmane Sonko njiital Pastef les patriotes ginnaaw coow li nga xamante ni fi mu ne nii mi ngi na kur ci réewum Sénégal nu koy toppee viol goo xam ne nee na ko def ci kaw benn masseuse gi ñuy wax Adji Sarr ba tey maa ngi ci justice enquête ngi ci jib tey kenn ci ñi jege soxna si di borom këram wuyu ji na waaye moom la mu leeral daal mooy mënta seede ne li ñuy toppee Sonko def na ko ndax ñoom it dañu mën a wax daal keroog bi mbir yi di fa am ñoom dégguñu lenn lu nduru ni kat mën na noo jàpp ni loolu am na fa waaye deuxième masseuse bi tam mi nu tudd moom it tamit loolu la seede dossier bi tamit mi ngi évolué ñu fàttali ne tamit ci camp wu soxna Adji Sarr am na ñoo xamante ni taxaw nañ ngir jàppale ko ngir doon avocat am ngir tax ko bi tey rek ci xibaar yi ñu ngi ci jàllale ku mel ni maître El Hadji Diouf moom dugal na loxoom ci dossier bi fas yéene jàppale soxna si ndax jàpp na ne moom dafa wéet ci combat am te mi ngi sànni xeer ñenn homme politique yi nga xam ne salaamaaleykum maaleykum salaam ñoom ñu féetewoo ci Ousmane Sonko bëgg a jàpp ne moom moo wax dëgg waaye nag mbir mi nag fu mu nar a àgg nag xamaguñ ci dara ñu ngi dox di leen jox waxtu wu ne rek fu mu toll assemblée nationale ndax dinañ mujj réunir ngir jéem a dinañ ci xam dara loolu ci ñoom lay dépendre waaye moom jàppul ni bañ na war a dem wuyu nee na dina wuyu ji si toutefois levé nañ immunité am voilà donc si toutefois nu lever sama immunité rek dinaa dem wuyu ji waaye à défaut de ça fi mu ne ni du ma defee ji à la convocation voilà yéen a ngi dégg noonu ñenn nit ñi nga xamante ni ñoom la ñuy romb ci mbedd bi la ñuy wax ñu ngi yëkkati seeni loxo di jaajëfal Sonko voilà dépassé nañ Castor ñu ngi ñëw booru Derklé fan lañ jëm ñu ngi topp cortège bi topp protocole bi xam réellement fan la ñu nar a jëm
voilà ñu ngi ñuy taxawloo ñu ngi toll booru Derklé école Khadimou Rassoul à hauteur de l'école Khadimou Rassoul. Alors nous vous rappelons que nous sommes en direct actuellement sur votre site leader de l'actualité numéro 1 de l'actualité numéro 1. Voilà donc non. Première sortie du leader des Pastef Ousmane Sonko suite à un présumé viol qu'on lui reproche sur une masseuse du nom de Adji Sarr qui a porté plainte au leader des Pastef Ousmane Sonko wax ni daf ko violé Ousmane Sonko bi nu ko plainté convoqué ko moom nee na du wuy ji ndax dafay bénéficier immunité parlementaire waaye si toutefois bu nu ko lever dina dem wuy ji tey nag génn na ginnaaw coow lu bëri lekk affrontement yi amoon tey ji jamono yi démb ak barki démb police yi génn jaamaarloo am ñu ci gaañu am ñu ci teg loxo am ay matériel yu ñu yàq bëri na lu nu saccagé ba am na ñoo xam ne teg nañ leen loxo waaye yëngu-yëngu am na fépp ci réew mi. toppete ñoom jàpp nañ ni wax dëgg fa yàlla defu ko waaye nag mbir mee ngi ci loxo yoon enquête yaa ngi wéy ñu ngi continuer di éditionner ñëpp ñi nga xamante ne ni tàkke nañ ci dossier bi. voilà génn nañ Derklé ñu ngi avancé vers Dieuppeul ci ànd ak cortège waa Patriote bi nga xamante ni tey jii nii fan lañ demoon hôpital Idrissa Pouye hôpital général bu Grand Yoff bi Idrissa Pouye ex-CTO gars yi fa lañ demoon tey ci suba président Ousmane Sonko ndax dafa seeti woon maladie lan la doon def ci biir jotuñu fa àgg ngir xam ko waaye luñ leen mën a wax fi mu ne nii daal demoon na hôpital ba bi mu génnee nag nu ngi ko doon tàllal micro ngir mu baaxee ñu quelques kàddu par rapport ak déplacement bi nga xam ne njëkk na ko def ginnaaw bi coow li amee. Voilà. wax Sonko lañ wax voilà donc fépp fu nu romb rek ñëpp ñi nga xamante ni tey jii nii danoo jàpp ni président Ousmane Sonko lañu koy toppee def ko ñu ngi manifester seen i soutien ñu ngi tàllal seen i loxo voilà yaa ngi dégg Sonko rek nu wax leen li fi am nag voilà yeneen ngi dégg nit ñee ngi noonu ci tali bi di voilà tàccu yi Abdoulaye jëlal ma tàccu yi jëlal ma réaction ñenn militants yi nga xamante ni ñoom fi mu ne nii ñu ngi tàllal seen i loxo naan Sonko rek jàpp nañ ne xëy na ñoom seen leader daal lañu koy toppee dara amu ca ñu ngi fii ci léegi ñu àgg Dieuppeul ci booru rond point bi ci banque CBAO bi ànd ak protocole bi voilà cortège baa ngi noonu ñenn gars yi ñu ngi noonu bëgg a voilà oto bi jaar na jël yoonu Liberté 5 rond point Liberté 5 voilà ñu ngi continuer di dem fan lañ nar a jëm kër Sonko lañ jëm wala beneen destination la ñuy am en tout cas ñu ngi ak délégation bi di continuer di dem. voilà fu nu romb rek mouvement de soutien ñenn ñi ñu ngi tàllal seeni loxo naan Sonko di manifester seen cofeel di manifester seen compassion à l'endroit de leur leader Ousmane Sonko nga xamante ni jamono ji nag coow li bëri na ci tudd gën koy tudd ne daal dafa def ab viol ci soxna suñuy wax Adji Sarr nekkoon masseuse ci salon de beauté Suite.
voilà ñu fàttali leen ni ci yenn xibaar yu ma am suma confrère Bour nee nañ bi président Ousmane Sonko dikkee ci hôpital bi jotoon nañ ko fa defal accueil bu chaleureux personnel de santé bi infirmier bi dalal nañ ko ci ni mu gën a rafetee waaye bi mu noppee ci biir ba noppi génn na nu gunge ko defe naa looloo fa am Bour yow mi ñu jiitoon sur le terrain boo ñu mënee defal ab tënk rek. waaw kon sama mbokk Sénégal ñoo nekk noonu di laajte xibaar yi maanaam bi ñëwee ba ci hôpital bi ñi nga xamante ni ñooy personnel de santé bi si boppam ñoom ñoo jógoon doon ko gunge yemuñ ci gunge ko ñenn ñi dañ doon def selfie ak moom bi mu paree ñu ànd ak moom gunge ko ba mu génn fi nga xamante ni mooy hôpital bi te gis ngeen ko ñoom ñëpp c'était des blouses blanches ñoom ñëpp ñoo génnoon donc accueillir ñenn ñi ay infirmière lañ ñenn ñi ay stagiaire lañ ñenn ñi tamit ku ci nekk ak la ngay liggéey. Bour ñu ngi rond-point Liberté 5 fan lañ nar a jëm destination. waaw ni ma gisee sànq Jibi wax parce que sànq bi nga xamee ne oto bi jiitu nañu waa gis ngeen scooter yi bokk nañ ci xew mi li nga gisee mooy dañuy ñibbi je pense que dañuy dellu cité kër góor gi ndax ni ma gisee Jibi wax sànq bi ñu tourné mel ni ku dem Castor dafa ñëw wàcc yegg ci oto bi moo toog na la ci kanam maa ngi dégg mu naan ci bopp bi ndax xanaa xamoo ne dañuy ñibbi kon mën nañoo jàpp ne dañuy dellu ji fi nga xam ne mooy cité kër góor gi fi nga xamante ni fa la Ousmane Sonko dëkk. voilà Bour mel na ni seetlu nañ ay mouvement de soutien ci yoon wi ñu bëree ngi génn di tàllal seen loxo Sonko loolu lan lañ ci mën a jàngat. waaw xam nga sénégalais saa yoo nekkee si jafe-jafe say mbokk sénégalais danañ jóg jàppale la. loolu mooy li nga xamante ni mën nañ ko fi jàngat moo di ne nekk na si jafe-jafe am na luñ ko tuumaal dëgg la am dëgg waaye lu ci mënti am mooy mi ngi gagné capital sympathie ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi ñoo ngi jóg ñii di ko feddale seen wóolëre ñii di ko yokk fit mooy li nga xamante ni daal moom lañ fi mën a jàngatee pour le moment. voilà donc ni ko Bour waxee rek di ko jaajëfal ci leeral yooyu nga xam ne moo ñu jiitoon sur le terrain waaye bëgguñu benn xibaar rëcc leen ba tax na ñu tàllal ko micro yi ngir mu indil ñu moom mi ñu fa jiitoon la nga xam ne moo fa am donc découvrir leen mouvement de soutien bi yéen a ngi gis noonu nit ñee ngi yuuxu Sonko Abdoulaye bu ngeen ñu mënee jëlal réaction yi. na leer Macky Sall duñ ko may dara ma ne fii Sonko fi ne duñu may kenn dara jaar naa la dégg ngeen Macky Sall duñ ko may dara Sonko yaa fi ne Macky Sall duñ ko may dara Sonko yaa fi ne mooy sympathie bii nga xamante ni ñenn ci askan wi ñu ngi ko koy seedal moom président Ousmane Sonko ndax jàpp nañ ni li nu koy tuumaale defu ca dara oto baa ngi noonu di ñëw sunu gannaaw moom président Ousmane Sonko ànd ak cortège am ak protocole bi waaye fépp fu nu romb rek yéen a ngi dégg gaa yi noonu di yuuxu. kon ñu bàyyi leen ngeen déglu gars yi voilà réaction yi ñoo ko déggandoo noonu. voilà scooter yi jël nañ convoi bi direction dafa mel ni ñu ngi jege cité kër góor gi nga xamante ne ni fa la président Ousmane Sonko dëkk moom jiital Pastef les Patriotes. voilà fu nu romb rek nit ñaa ngi tàllal seen loxo di wane seen sympathie di feddali seen soutien ci seen diggante ak président Ousmane Sonko. Bour defe naa ne lii c'est historique hein voilà pour voilà ñu ngi nii di romb siège Amnesty International donc. sànq rek jaar naa fi bi may dem kër Sonko fekk naa fi ki nga xamante ni moo di ni nga koy waxee Seydi Gassama su ma juumul. moom lu ngeen waxante. waaw moom dama fekk sama confrère Sen TV laa gis ñu taxaw fi man dama njortoon ne sa conférence de presse bu ñoom frappe bi daw dégage la ma taxaw bi ma duggee ci biir fekk naa journaliste bi interviewé ci li nga xamante ni mooy violence faite aux militants. maanaam mooy cas torture bi nga xamante ni Pastef révélé na ko ci seen communiqué bi. ñoom ñi ngi yëgle ne ñoom ni ñu koy waxeeti ñi ngi yëgle ne torture bi man dégg naa nee na torture bi aussi loolu c'est illégal baaxul. Nations Unies ordre ñi nga xam ne droit de l'homme ñoom ñëpp dañ ko condamné te nee na am na sax wax na sax ba ne aveu bi nga xamante ni c'est fait sous la torture kooku benn juge waru ko reconnaître. am na ci benn exemple bu mu ci joxe bu Kédougou nee na ñu juge leen àtte leen te condamné leen te xam ne ñooñu dañ leen a torturé nee na loolu juge bu ko def dafa li nga xamante ni moo jaar. yaa ngeen jëf. voilà ñenn ñee ngi téye seeni oto taxaw génn di manifester seen soutien fu nu romb rek ñëpp a ngi xajale di manifester seen soutien.
voilà taximan yeeg particulier yeeg voilà manœuvre yeeg nekk ci chantier yi tamit ñëpp a ngi feddali seen soutien Sonko rek ngay dégg mbokk yi de li fi am ndax li fi am moom lañ leen di wax Sonko fi mu ne nii daal sympathie bi compassion bi ci askan wi ci nit ñi dafay gën di yokk fépp fu nu romb rek nit ñee ngi bàyyi seen yitte bàyyi lépp liñ doon def ngir manifester seen soutien ñii dañuy sànni seen loxo yëkkati ko ca kaw ñii dañuy daw ba ci oto ba ne Sonko rek. waaye nag ñu ngi jege si cité kër góor gi nga xamante ni fan yi nu weesu rek coow li fi am rëy na lool ci diggante takk der yi ak militants yi mobilisé woon ngir soutenir seen leader ngir taxaw ko ngir jàppale ko ci épreuve bii nga xamante ni nag métti na néew nu moo def dañ koy sukkandiku ci ñi ko jiñ ni moo def waaye pour le moment nii mbir mee ngi ci yoon. Justice bi dina def liggéeyam enquête yaa ngi gën di wéy ñenn ñi ñu ngi tamit feddali seen soutien ci côté soxna si nu fàttali leen ko am na ñu dugg ci dossier bi ci ay pool d'avocat yoo xam ne nee nañ ñoom dañuy taxaw soxna si parce que gis nañ ne tamit ci askan wi la bokk dañu ko war a jàppale. voilà jege si nañ cité kër góor gi waxtu 13h defe naa moo jot nga xamante ni élèves yi ñuy romb sax ñoom i tamit. ñenn ñi ñu ngi jege si limu ñii liñ demee ba ci entre bi ñii voilà xam nañ bloqué tuuti bi ñu ñëwee bee xaw a jege si cité kër góor gi xaw nañu bloqué ci yoon bi waaye protocole bi ci seen wàll ñu ngi jéem a xool mobilité bi voilà ñu ngi oto baa ngi avancé xaw nañ bloqué tuuti fépp fu ñu ci romb rek yéen a ngi dégg cortège bi mbooloo bi tout le monde voilà ñëpp a ngi feddali seeni soutien jëmale ko ci cité kër góor gi on va vers la maison la demeure de Ousmane Sonko ñu ngi nii di fa am barki démb rek fii lañ newoon ci lacrymogène yi fii lañ newoon ci coow lu métti li fi amoon waaye tey dellu siwaat nañ fi ndax président Ousmane Sonko def na sortiem gu njëkk donc def na première sortiem fan la demoon hôpital Idrissa Pouye ex-CTO hôpital général bu Grand Yoff fa la demoon bi mu fa àggee ci xibaar yi ñu am jot nañ ko fa teertu gu rafet waaye bi mu paree itam gunge nañ ko gunge gu rafet mi ngi nii dellu siwaat ñu ànd ak moom gunge ko ci direct gi ñu leen di defal ci seen site Sénégo numéro 1 de l'actualité sur mobile seen mbokk seen xarit Ya Moussa nekk ca micro gi ànd ak ay caméramanam yi nga xamante ni du nangoo tardé dara caméraman yi di Seydina Alioune Ndiaye Alioune Badara ak Abdoulaye Seck ñoom la ñu àndal rawatina El Malick sunu photographe bi ak sunu chauffeur bi daja sorti bu njëkk ginnaaw bi nga xamante ni coow li bëri na ci tuuma geek yooyu noonu kon fi mu ne nii ñu ngi nii di wàcc cité kër góor gi ci voilà yegg si nañ cité kër góor gi voilà président Ousmane ci biir otom di avancé voilà président Ousmane Sonko ngi noonu voilà président Ousmane Sonko ngi noonu voilà mais nag la presse est interdite d'accès voilà xanaa ñu dem rek xool ndax dina sànni kàddu moom président Ousmane Sonko voilà donc la presse est interdite d'accès on rappelle que la presse est interdite d'accès ci biir zone bi fi mu ne nii président Ousmane Sonko romb na noonu dugg na voilà donc la presse est interdite d'accès ci biir zone bi mënuñu am accès fi mu ne ni àgg kër Ousmane Sonko li ñu leen mën a wax daal fi mu ne ni président Ousmane Sonko romb na chef de protocole bi tamit mi ngi noonu di jëflanteeg gars yi ngir ñu faciliter ñu gannaaw ñun mënuñu am accès chef de protocole boo nu mënee
ñëpp xam nañ ko ci wetu Ousmane Sonko nekk chef de protocole am ce matin tey Ousmane Sonko def première sortie am dem hôpital. lan moo sabab génn Ousmane Sonko. waaw mais waaw man jàpp naa ni déplacement Ousmane Sonko lu naturel la war a doon parce que tamit jàpp naa ni nekkul en résidence surveillée. di dox ay soxla. lan moo sababoon déplacement bi ak lan la doon wut ci hôpital ba. je crois que déplacement bi foog nañ ni ndax tey bon. voilà on va avancer de l'autre côté avec Djibi parce que policiers voilà ñu ngi ñuy. moom itamit mi ngi ñuy yombalal mbir mi ngir indi ñu ay leeral rapport ak déplacement bi nga xamante ni Ousmane Sonko. voilà ñëw leen ni caméraman ñëw leen ni moom mu jàkkaarloo nii. voilà ñëwul ni voilà kon caméraman yi ñu bàyyi la nuyu voilà. voilà ñëwul indi. voilà Djibi kon voilà moi je leeral point par point rek. non waral génnam tey. mais dama jàpp ni génn Ousmane Sonko c'est quelque chose de naturel ndax bu dul dara it c'est un citoyen de surcroît un député. tout citoyen comme na ñi nga xam ni dañ koo gëm bëgg ko nangul ko am ci ñoo xam ni dañoo. ba ñu yóbbu ko CTO ba opéré ko loolu moo taxoon tey mu jóg ne il faut que mu dem xool ko xool état de santé am nemmeeku ko waxtaan ak moom ñibbisiwaat donc je crois que lii moo doon ay tànkam sant yàlla parce que bi ñu demee fekk engagé expliqué ko tamit li waral xale bi ñibbi këram donc kon loolu daf na comme loolu avocat yi war na génn dina jóg génn dem doxi soxlaam loolu moo doon tànkam tey asalaamaaleykum wa rahmatulah. en français bu ñu ko mënee tënk. dem ak barki dem mais ñu ne dafa nekk urgence te dañ ko waroon dugal bloc opéré ko comme opéré nañ ko nag ba mu génn. 41 la mais xamuñu nag ndax 41 yëpp ñeent fukki. ñàkkul fii ak ngoon dinañ wax nombre exact bi ñu defeere en français mu mel na suba assemblée day woote lan ngeen. Ousmane Sonko était sorti comme tout citoyen qui a droit de sortir de surcroît un député pour aller rendre les militants l'engagement qu'ils montrent au président l'autorise à aller leur rendre visite même en temps de paix de surcroît un gosse vraiment courageux engagé
Sénégalais, un citoyen, un député et un chef de parti. C'est bon. Voilà donc nga xamante ni moo doon indi ay leer tey mooy président Ousmane Sonko mi jiite parti Pastef les Patriotes def na première sortie am doon dem hôpital Idrissa Pouye wax naa leen ko sànq ñoom ñu amuñu woon accès ci biir waaye moom ñi nekkoon ci biir leeral yooyu la ñu doon xamal wax ni moom président Ousmane Sonko un de ses militants dañ ko gaañ balle à la tête nga xamante ni cas bi xawoon na grave waaye nag mu doxantu fa demoon seeti militant am feddali ko soutien taxaw ko parce que cas bi dafa grave lool. donc ñibbisi na këram nee na tamit bu waree génn war a dox yeneen yitte dina ko dox dina ko def waaye ñu fàttali leen ni. dañu tey mënuñu am accès ci biir nu ngi nii juste ci entrée booy dem kër Ousmane Sonko ci tënk daal li ji bi wax daal génn Sonko li ko waral lu dul da doon seeti ji benn militant am nga xamante ni ci jàmmaarloo yi fi amoon dafa recevoir jot nañ ko dóor balu bopp ba tax na gaañu na ci gaañu yu am solo tax na tey président Ousmane Sonko génn. protocole Ousmane Sonko bi nga dem ak dikkam voilà atmosphère bi fi am Abdoulaye a ngi noonu di ma woon maçon yi nga xamante ni waxtu wi xaw nañ arrêté seen i liggéey sax sëpp di dañ kumpa ci li fi xaw bëgg nañ xam situation Ousmane Sonko ndax fépp fu nu romb rek yéen a ngi gis mouvement de soutien ñii di feddali seen sympathie à l'endroit de leur leader président Ousmane Sonko mu di fee boo xam ne c'est inédit et tamit ji bi wax na sànq nee na ñoom i tamit bëgguñu tamit jaabante bi bëri lool mu mel ni dañuy créer trouble à l'ordre. Voilà donc xaw na nee nañ mënuñu am accès dem kër Sonko pour le moment fi mu ne nii nag bëgg nañ dugg ci biir waaye Sonko fi mu ne nii dañoo xaw a barricade zone bi mel na ni daal tey jii nii zone bi xaw na am benn sécurité.